jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës syndicat boobee daal di duppee seen bopp kon G6 boot ci ab kuréel muy nag juróom-benn syndicat yooyu ñoom nag ñu ngay wéyal kon seen plan d'action tey ji nag débrayage la ñu amal wàññi rek waxtu yi ñuy jàngale ëllëg nag daañu tàmbali ab grève lépp rek ngir nguurug Sénégal kon gestu leen ci seen i jafe-jafe député sénégalais bi ñu gën a xam ci Niba Sène moom nag ma ngay ñaawlu faatuk ñaari doomi Sénégal kenn ka ci Espagne ka ca des ca Italie moom nag nee na nguurug Sénégal kon dana def kéemtalaay kàttanam ba nag taxaw ci jafe-jafe yooyu kàddu yooyu ca France la ko yëkkatee Karim Wade nag ma ngay nag bàkku wala boog di sax samp ndëndëm fas yéene nag kon jàkkaarloog Macky Sall la wax ci atum 2019 moom moomee nag nekkoon fi jëwriñ nekkoon it doomi ki fi nekkoon njiitum réew ci ab bataaxal la daal di yónnee ay jegeñaalem ñu nekk fii ci Sénégal di leen xamal nag ne candidat lay doon ci atum 2019 te la muy sàkku nag ci Macky Sall na nangu nag janoog moom taw xam ne nag bu ñu ca yeggee kon dana ko dóor moom Karim Wade Monseigneur Benjamin Ndiaye nekk archevêque bu Ndakaaru moom nag la muy sàkku daal mooy ñu amal ay cours maanaam ay tàggatu jëmale ko rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkat yi lépp nag ngir mën a wàññi accident yi ñu jàpp ni nag kon bari na lool ca diwaanu Saint-Louis nag kàddu yooyu yu ñu rafetlu la mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi la ca gën a fës kon bokk na rek ci ki nga xamante ne nag kon faatu na ab xale la bu ñu gis ab néewam fële nag ca tool yi nga xamante ne nag moom moo nekkee ca Lendeng ca Rufisque moom nag gone googee tax na nag xel yu bari daal di dem rek ci xale bi nga xamante ne nag moom lañ ne woon dafa réer mu doon wuyoo ci turu Serigne Saliou Diop toll woon nag ci ñaari at xel ya nag ma ngay ñaare ndax xale boobu la am déet lu ci mën a doon daal ab enquête kon ubbi nañu ko waaye tamit ña ngay xool dëgg-dëgg ndax xale boobu moom la am déet ci jamono ji ñuy wax ak yéen nag mënuñu cee sori waaye jàpp leen ni kon xale boobee nga xamante ne nag dafa réeroon ma nga ñu ngi ko jëlee woon fa ñu naan Daaru Naxim nee nañ nag quartier ba soriwul dara ak fa nga xamante ne fa la ñu gis néewub xale boobee police nag ubbi na ab enquête ci wàll woowu du ñàkk ñu dellusi ak ci ak nu mu gën a yaatoo sunu naataango ñu daal di nag addu ci député bi nga xamante ne nag ab sénégalais la nekk fële ci biti réew Nibi Sène la ñu koy wax moom nag ma ngay ñaaw lu faatu ñaari doomu Sénégal kenn ka ca Espagne ka ca des nag ca Italie mu nekk nag ay xeet yu faatu yoo xamante ne ay faatu yu ñaaw la ndax kenn ka dañu kaa tiré ka ca des moom takk dere ñoo ko doon dàqe ba mujjantal ga mu daal di daanu ñàkk ba kanam nee na nag nguurug Sénégal daal mi ngi ciy liggéey te dana def kéemtalaay kàttanam ngir nag yooyee mën a daal di dakk ca France la yëkkatee yooyu kàddu ca bi ñuy màggal bis bi ñu jagleel jigéen ña foofee Ibrahima Camara. jigéenu Sénégal yi ne sa bitim réew ñoom it doon màggal bés bi ñu jël jagleen ko jigéen ci àddina wërngal këpp bokk na ci li leen gën a tere nelaw ñoom ñi nga xam ne ay yaay lañu doomu Sénégal yu bëri yi ñuy faat sa bitim réew wa bu yàggul dara ba xewoon Italie. xanaa di defal waajur yi di leen masawu vraiment di leen jaal aussi di xam ne loolu lu metti la tiis la vraiment du loo xam ne lii lu ñu souhaité la kenn souhaité wu ko. waa xëy na nag ndogalu yàlla aussi ñun comme loolu la ñuy ay jullit lañu lu am dañ naan ndogal waaye xam naa ay matuwaay aussi yu rëy dinañ ko ci jël waaw dinañ ci jël ay matuwaay yu rëy wax dëgg yàlla. donc dama ne président Macky Sall diaspora bi dafa nekk loo xam ne ça lui est cher au cœur donc xam naa lépp lu muy mën a def pour que waa diaspora gis seen bopp. dans la société sénégalaise ndax am nañ fa part bu am importance xam na poids bi ñu am sur l'économie du Sénégal donc négligé wul loolu. ñoom jigéenu Sénégal yi féete ca bitim réew seen xel ne ca réew ma ñuy xëy saa su ne ngir am astut lu ñu yónnee. ngeen doo gis fii la plupart koo si gis dafa yor liggéeyam di liggéey weer dee nga yónnee sa famille bi nekk foofu. kon nag tey bi ñu gisee tey président li muy def foofu ci Sénégal loolu fierté la tamit fierté bu baax a baax ci ñoom. ay waxtaan ak ki sottante xalaat bari woon ci bés boobu ngir ñu xool ana lan moo mën a suqali mim réew boole ci itam la nga xam ni moo mën a dakkal la mbaa wàññi bu baax a baax li nga xam ni mooy émigration.
niñ ko waxoon ci ponk yi syndicat yooyu duppee seen bopp nag G6 ñoom ngay wéyal seen plan d'action tey ji nag débrayage la ñu xëy amal muy nag wàññi waxtu yi ñu doon jàngale ëllëg nag ci talaata ji daañu door ab grève lépp rek ngir nag nguurug Sénégal kon gestu leen ci revendication yooyu maanaam ñaxtu yi nga xamante ne nag ay at a ngi nii kon ñi ngi ko teg rek ngir nguurug Sénégal kon daal di ci indi saafara ñu ne nag ba nëga ni des na syndicat yooyu kon ci gàttal gën nañoo taral xeex bi ñu àddu ci leneen muy nag arabophone yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag la ñuy sàkku mooy daal ñu gën leen a jox gëdd ndax ñoom dañu seetlu nag ne dañ leen a soofantal fii ci Sénégal loole nag la ñu daal di bëgg mu dakk muy nag ci wàllum xëy mi ak lu mu ci mën a doon bëgg nañu daal kilifa yi kon di leen boole ci lépp loo xamante ne ni dafay doxal réew mi ab forum nag la ñu amaloon ci njeexitalu ay bis bi ñu teewlu ci Bamba Ndiaye ak Abdou Samad Mbacké wax nañu ci micro Younous Diatta. man moo tax ma yaakaar ne effectivement arabophone yëpp dañu war a àndandoo dugg ci politique te di ko def nag ngir ñoom ñu xam ne bokkuñoo ak ñeneen ñi parce que autant xëy na ñeneen ñi lu leen neex def lu sax du lu baax waaye ku jàng arab am na lu nit ñi séentu ci yow am na nun la yare am na foo jaar na nga ñu jox suñu gëdd en tant que ay nit yu am xalaat ci réew mi suñu gëdd rek bu ma koy waxuma ab nga jox ñu ab poste wala leneen du loolu mooy mbir mi mais nga déglu suñu xalaat ñu jàpp ne réew mi am na nu muy doxee loo xam ne am na luñ ci xalaat lu bokkut ak xëy na ni muy doxee loolu ma ne ko ku ñu ko jox ñun pare nañ ànd ak yow. koo xam ne boo mosaan gis lu bon ne lu bon a ngi nii courage la mais boo gisee lu baax ne lu baax a ngi nii aussi courage la donc ku comprendre sama démarche aussi man sama démarche mooy président Macky Sall li muy def bu ci Sénégalais yi jàppee mu dox bu ci Sénégalais yi jàppul nag du dem fenn man nag duma arabisant ak arabophone bokkuñu ñun sénégalais ay négro-africain lañu ki ñu gëm mooy Serigne Touba ki ñu gëm mooy El Hadj Malick Sy ku ñu gëm mooy Cheikh Ibrahima Niass ak ñu mel ne ñoom réew mi mënta dox ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum daan waxee fii ak ñun dugaluñ ci suñu loxo te bu ñu tëyee suñu loxo mu yàqu danañ am courage yu ne danañ ci dugal suñu loxo ak lum ñu mën a coûter ci critique lum ñu mën a coûter ci agressivité. Karim Wade dëggal na candidature am ci atum 2019 moom moomee nag nee na noppi na ngir janook Macky Sall ci bataaxal la ko xamle bataaxal boo xamante ne nii mi ngi ko kon yónnee woon ay naataangoom yu nekk fii ci Sénégal di leen soññ nag ñu daal di noppi te xam ni atum 2019 moom moomee di Karim Wade nekkoon fii jëwriñ nekkit doom ci ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade nee na nag Macky Sall bu yaboo rek mu noppi te nangu te xam ne nag dana jàkkaarloog moom bu ñu yeggee nag kon ca bis ba moom Macky Sall na pare yi tamit te xam ni moom dana ko daal di dóor yu metti moom moomee nag di Karim Wade di fàttali nag dogal ba nga xamante ne nii ëttu attekaay ba nekk ca France jëloon na ko nee na nag ëttu attekaay boobu tey setal na ko wecci ci yu bari yoo xamante ne nii kon tegu woon na ci ndoddom te nguurug Sénégal maanaam aw yoon fii ci Sénégal doon ko toppee ci wàllu woowee dinañ ci dellusiwaat fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars tey ñi nag de daal di firndeel fukki at ak juróom-ñett yu première alternance fii ci Sénégal muy alternance bu njëkk Abdoulaye Wade nag ci la daal di kon dooree woon kii di Abdou Diouf loolee ci ñaareelu tour ba la woon ci woteek présidentielle ya ñu daal di addu ci leneen muy Mboro nag la ñu fa nemmeeku metti na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci mbayum légume foofee ndax nee ñu nag seen pomme de terre ba ma nga ca seen tool di nëpp li ko waral amuñu fu ñu ko jaayee tey tamit am na ñu nekk foofee nag di jonganteeg ñoom di ay producteurs yu fekk baax fële ca réewum Inde ñi ngi sàkk nag ci nguurug Sénégal daal ñu jàppale leen bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne ni moom la ñuy dund ca Mboro Cheikh Anta Diop Sey Latir. pombiteer da ñëpp góobandoo fii ci zone des Niayes prix bi sax dafa dem ba wàcc ay tonni pombiteer di nëpp ci àll bi taxoon baykatu pombiteer yi dikkoon doon daje fii ci Mboro ngir càmbar seeni jafe-jafe nee nañ li nga xamante ne tey ji moom la ñuy mettitlu dafa am ay indien yoo xamante ne dañoo ñëw fii ci réew mi di fi bay pombiteer te di leen concurrencer te indien yooyu sax dañoo am doole joo xamante ne baykat yi nekk fii amuñu ko. ci zone des Niayes lépp tey ñu ngi am benn problème boo xam ne seen indien moo ñu ko teg comme seen indien mu ñu ko teg nag di ñaari nit yu jóge Inde kese bëgg a planifier Sénégal yëpp loolu yaakaar naa di gouvernement bi waru ko seetaan te man dem naa lii may wax nii wax naa ceeg Macoumba Diouf wax naa ceeg premier ministre kon
gisaguñu benn saafara boo xay dox na suñu diggante ak saafaraal nu tey ba ñu mën a jaay suñu pomme de terre bi ñu jël waa Inde ñaari Inde kese ñaar kese bëgg a contrecarrer Sénégal loolu yaakaar naa ne président Macky Sall waru ko seetaan ñun nag ñoo ngi tii tey ci Mboro di ko dalee Niayes ba Dakar. daanaka baykat yi jóge woon nañu fu nekk nag fi ci zone des Niayes di Notto Gouye Diama Mboro Fass Boye Kayar ba Diogo ñoom sax nee nañ ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu indi pexe nee nañ mbayam pomme de terre daanaka day dundal ñu bëri fii ci réew mi. ñun boo demee tey ci marché bi nit ñu ngi tuuri pomme de terre yi bu président taxawul ci affaire boobu bu ëllëgee dinañu woo baykat yëpp. tollu ci fukki junni ak lu teg ci ay baykatu dër nekk fii ci zone des Niayes nee nañ at mu nekk de li ñuy góob ci pomme de terre toll na ci téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróomi tonne nee nañ loolee tax mbayam pomme de terre nguur gi da ko war a fonk. soxya nekk fële ca Kër Massar ñoom la ñuy sàkku rek mooy wàllug financement ñu dimbali leen ci bu baax a baax ne ñu tamit bourse de sécurité sociale yooyu ñoom nag mënuñu caa jotee ba tax na ñay sàkku daal ci kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk wàllu woowee ñu dimbali leen bu baax a baax ndax foofee di Kër Massar ña ngay jànkoteel ay jafe-jafe bokk na ci wàllu kaarange ne leen nag wàllug courant ba ci nag ndox mu sell moo xamante ne nii askan wa mën nañu caa jot wàllu tali sax ña nga ci am ay jafe-jafe Salif Sow lañ ci àndal. soxna si PDS la bokkoon léegi nee na bana su ngeen gisee mu bàyyi nee na daa fekk ne politique daa bëri wor te lam cay def jotu ko ca moom sax léegi nee na mouvement la taxawal bu tudd jàppale jigéen. man waa PDS xamuñu ma bu ñu amee problème député man maa leen financé 130 000 francs la ñu andi Kër Massar man maa financé campagne bi ba mu campagne bi jeex ñi noo tam encore bu ñuy campagne noo bi tam man maa financé kenn musuma xam ne xaalis PDS lu mu mel musuma ko xam. sama alal laay jël def ko si nag tey nag pare naa si PDS maa ngi koy wax télévision yëpp dëgg ko pare naa si PDS. ci social bi lay dox ñii nii tamit ci social bi la ñuy dox waaye soxna yi ñoom ci diwaanu Kër Massar lañ nekk ñoom ñu ngi bootu ci kuréel bu ñu tuddee GIE bokk pas-pas ñoom la ñuy nakarlu ñoom ñëpp mooy nee ñu financement yu ministre de la femme indi fii ci diwaanu Pikine jotuñ ba léegi seen wàll. maire mosu ñoo woo mosu ñoo gis ndimbal yu jógee ci maire bañ ak suñu groupement bi sax ndimbal yi nga xam ne dañ koy joxe bourse yi sax amul kenn ku ko xam ne ku ci bokk ku ne mën naa am naa amul ñun gisuñu dara ñun fu jaay na ba aw lañu am fu mu jëm lañu am ndax moo ñu may lan moo ñu jàppale may ñu utal gaal jox jàngal ñu nu ñuy nappee. jot li nga xamante ni mooy ndox ak courant ci lu yomb it tiis na leen ñoom. courant dafay am problème ndox mi dafay am problème fi mu ne kenn say nelaw doyatu fi ku ci nekk sa buñ la xoolee say bët xam da ngaa manqué nelaw boo jógul 4 heures du matin doo am ndox tali amu fi lëndëm na agresseurs yi bëri na fi. soxna yi nga xamante ni ci wàllum développement ak social la ñuy dox ñoom nakalu nañ ni ñooy ñàkkum kaaraange gi nga xamante ni seetlu nañ ko ci diwaanu Kër Massar. ca Pikine moom kuréel googu nga xamante ne nag moom moo ëmb kon ndawi républicain yooyu di COJER jàpp nañ ni kon xaajaloo na gannaaw ba nga xamante ne nag ka fa nekkoon coordonnateur ba di njiit la dafa daal di dem ndax njiit loolee sax jamono ji moo nekk jëriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci ndaw ñi muy Pape Gorgui Ndong moo waral kon xaajaloo boobee am na nag ab kuréel gu bees bu juddu ci wàllu woowee ñu ngi ko duppee kon COJER 35 ans ñoom nag la ñuy naqarlu muy kuréel gu bees boobee mooy ña fi nekkoon di mag ñi ñoom seen bopp dong moo leen fa bàyyi woon mu nekk loo xamante ni kon mettilu nañu ko wax nañu ko ci seen janook taskatu xibaar yi ñu teewlu ci Abdourahmane Sène bu COJER 35 ans ci micro Salif Sow. ñi fi woote COJER yëpp ñoom ak PAM dong ñoom ñoo fi nekkoon ñu formé benn lobbying di woo ñu leen neex di def lu leen neex ci département bi te loolu defe naa ne buñ ko doon def ba léegi amul benn jeune boo xam ne am nga âge jeune buñ ci impliqué parce que ñoom ñoo fi nekkoon ak Pape Gorgui Ndong dañu waroon ak ànd ak Pape Gorgui Ndong dem mais defuñu loolu gis nañ ne depuis boobu léegi ay këral dañu nekk di coow seen biir ay intérêt crypto personnel moo leen tax a jóg ba lépp loo xam ne ndaw war na ko dox au niveau du département de Pikine mu daal di gàllankoor moo tax ñun ñi ñu jug xam ne ñu ñoo war a mën a jël relève bi ñun ñoo war a doon ñun ñooy ay ndaw yi nga xam ne ndaw yu légitime ndaw yoo xam ne am nañ moins de 35 ans war a jël relève bi conscient de cela moo tax ñu woote COJER bi moo mooy COJER bu légitime mooy COJER bi nga xam ne ay ndaw rek ñoo fi nekk COJER bi nga xam ne ay ndaw yi nga xam ne moins de 35 ans la ñu am te suñu nee ndaw 18 à 35 ans la kon donc mën nañu wax ne COJER bi mooy COJER bu légitime bii rek moo mën a wootee ci turu COJER. yo gor doo xaar bu ñu jël sa loxo di ko yëlëb ci ndab nañu dem bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñun ñooy ay seen rakk lañu ñoo doon ànd ak ñoom ñu bàyyil ñu lenge ñu mun koo doxal.
gannaaw Pikine ñu jàll ba diwaanu Ndar Ahmed Fall Braya moom nag la mu bëggul daal mooy la nga xamante ni moom la jëwriñ ji dénk wàllu napp ga daal di wax nag ci mbirum napp gi ak nappkat yi féete foofee ca Guet Ndar rawati nag fa ñu naan njaago te ñu ne léegi nag ñii di nappkat yi kon dañu fay daal di kon wàccee seen i jën loolee nag nee na moom àndu ci moom Ahmed Fall Braya ndax nee na boo xoolee njaago googee sax ak plage ba maanaam na mu tëddee loole bu ñu seetloo nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy nappkat yu Guet Ndar yi bu ñu fa yeggeeg seen i gaal du ñu fa mën a taxaw ndax gaal yu ca bari dañuy këpp kon ca tefes googee mu nekk loo xamante ni naqarlu na ko bu baree bari ñu teewlu ko Ahmed Fall Braya ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. suufu njaago doy dund tey boo taxawee ci plage balaa nga am 5 minutes sa sànq tuulu balaa nga am 10 minutes suuf si yem ci sa oom boo amee 1 heure suñ la yëkkatiwul suuf si daf lay mëdd. beneen bi bari na bateau yoo xam ne dañu couler foofu mu nekk un danger bu ñu fa defaree quai ñëpp xam nit mool bi balaa muy am matériel am ni mu jafee nga xam ni da nga koy fay 30 millions 40 millions muy ay bor nga war liggéey pour fay bor yooyu ñun la da ngay teer njaago balaa ngaa wax nit ki teelal njaago demal ba xool njaago nu mu mel ak ni mu taxawee. beneen bi booy proposé boo bañee dara tam da ngay am loo fay teg man loolu laay wax toujours boo contesté dara amal loo fa teg lañ fa teg mooy bu dee 400 licence bu dee 300 lu ñu mënti may ñun d'accord nañu 25% la ñu daan laaj mën nañu yóbbu ba 50 gaal 60 ñuy ravitailler Mauritanie marché mauritanien ñii di teer fi ñii di am ñëpp am jàmm. Monseigneur Benjamin Ndiaye nekk archevêque bu Ndakaaru moom nag mi ngi sàkku daal ñu amal ay tàggatu di ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkat yi ndax loolee jàpp na ni nag mën naa wàññi accident yu bare bari ca diwaanu Ndar nag la yëkkatee yooyee kàddu foofee nag ñu gis ni chauffeur si ñu ca bare bari ñoom kon rafetlu nañu ma ngoog kon kàddu yooyu mu ngi ko yëkkatee rek Mbodiène ci maanaam ay bis yooyu nga xamante ne nag moom la ñu jagleel ndaw ñi foofee nag chauffeur si rafetlu nañu ko bu baax a baax ndax jàpp nañ ni loolee lu am solo te buñ ci tënkoo nag kon accident yi dana mën a wàññeeku bu baax a baax Ousseynou Diop lañ ciy àndal. l'accident yi bari lool ci li nga xamante ni mooy tali bi Monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Ndakaaru jàpp sax ni dañu war a amal ay l'examen ngir jëmale ko ci wàllu savoir vivre laata ñuy am permis bi chauffeur yi nekk ci diwaanu Ndar géej ñu ci bari di ci joxe seen xalaat. waaw savoir vivre moom mu ànd naa ci parce que savoir vivre c'est très important. waaw surtout les chauffeurs. lu mu wax dëgg la ndax jamono ji accident yi bare na di bare nañu torop li tax waral lool nag xale yi dañu yarawul koo ci wax mu indi la teggin koo ci wax mu ñàkk la teggin kon nag yaraat leen yar bu baax a baax na ci lool. ngir nag l'accident yi wàññeeku ñu nekk ci auto école yi xalaat ni loolee lu rafet la. nii soo amee permis nii ngay doxalee surtout nag jox cër yu mag yi xam nooy recevoir yi clients yi xam nooy toog ak ñoom xam nooy wax ak ñoom lu am importance la mais loo neex def fu la neex nga àcc sa loxo koo neex nga sànni saaga yi wala rafetul. waaw loolu monseigneur wax na dëgg wax na wax bu dëggu wax bu am solo parce que savoir vivre nit ki daf ko war a am. waaw du dañ lay jàngal dawal jàngal code ak yooyu nga am permis rek mu jeex non war nañ la jàngal savoir vivre war nga xam nan ngay gérer sa permis nan ngay gérer oto bi boo nekkee ci circulation loolu aussi si suñu formation ñun la bokk ñun duñ la former rek nga am sa permis rek pare si déedéet. bu fekkee ni sax ci auto école yi ñu ngi koy jàngalee xam-xam ngir itam yaru boo xamante ni chauffeur yi war nañ ko àndal waxtu bi ñuy dawal ñoom chauffeur yi nag nee nañu xale yi dañ leen war a gën a jàngal ndaxte l'accident yi ni mu mel ci Sénégal jéggi na dayoom. manque de savoir vivre mi ngi ci parce que nit ñi tamit àndatuñoo ak seen sago la ñu war a def li ci war yëpp jànguñu code bi ni mu waree surtout code de la route moom dafa am solo moom mooy tax yenn yu bare yow boo ko xamee soo bëggoon def naka su dul noonu sax loolu moo lay wàññi. Monseigneur Benjamin Ndiaye kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci diwaanu Ndar géej ñu ci bare rafetlu nañ ko xale yi dañ leen war a tàggataat jàngal leen bu baax fan la ñu war a teg seen i tànk mooy xalaat bi nga xamante ni jub na ci diwaan bi.
ca diwaanu Ndar googe sax soxna yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare ci APR ñoom nag amaloon nañu foofee ab ndaje ngir nag sëgg ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di jànkonteel ca diwaanu Ndar jafe-jafe yooyu nag ñu ne bokk na ci wàllug wér-gu-yaram lu ci mel ne nag jàngoroy cancer bi muy cancer bi jàpp ween ak bi nga xamante ni moom mooy jàpp butitu njurukaay ci loolee nag la ñu bëgg daal ñu dimbali leen bu baax a baax ndax gis nañ ni jàngoro yooyu nag ma ngay def ay giraawaali ca diwaanu Ndar Aminata Gueye moom député la ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Diop. Un cri de cœur de toutes les femmes du Sénégal parce que cancer du sein cancer de l'utérus dafa sonal jigéen ñi kooku dafa laaj taxawaay gu mat c'est vrai que am nañu gratuité des soins mais dafa des parce que médicaments yu coûte cher te fan yi nga dégg yaa ngi dégg ne seen médicament bi dafa manqué kooku itam dañuy waxaat suñu président de la République mu may écoute femmes yi jàppale leen parce que cancer dafa nekk feebar boo xam ne nit ki bu nee la cancer nga am rek déjà jàpp nga ne tu es condamné dootoo sax bëgg dund mais nit ki bu amee li ñuy wax sàmmam da doon wax ne na nga def fajul malade waaye dalal na xel kon te président de la République dina gën a taxaw pour jàppale jigéen ñi nga xam ne dafa feebar jàppale ay jigéen outiller leen aussi ba nga xam ne fépp fu jigéen nekk ak gox boo mën a dëkk lu mu sore am jigéen boo xamante ne nii dina la mën a taxawu ba feebar boobu mu def ci la mu mën. xool jigéen ñi ne soxla nañu financement c'est vrai que yàgg nañ leen di financer financement yi bëri na mais li ñu bëgg mooy ñu jox leen formation jox leen ay jumtukaay jàppale leen outiller leen tey jii ba nga xamante ne fu jigéen toog fu góor toog jigéen toog. lu soxal formation professionnelle jëm nag ci xeetuk tàggatu goo xamante ni jëm na nag ci bépp métier ñu ne loolee lu am solo la te bu ñu ci tënkoo nag mën naa tax kon réew yu bari aw ci yoonu yokkute loolee nag waxtaanee nañu ko ci ab lël boo xamante ni amaloon nañu ko fii ci Ndakaaru ay réew yu bari nag kon teewee woon nañu lël boobee ay satu pay lu toll ci fukk ak juróom ñetti réew fii ci Afrique nag dajaloo ngir waxtaan ci wàllum naka la ñuy gën a yeesale lii di formation professionnelle fii ci Afrique liñ ci séentu nag bëri loolu ak ay objectifs yoo xamante ne taxawal nañ ko. c'est de permettre d'organiser un partage. ndaje mi li ko waral mooy fexe rek ba ñun ñi fi nekk weccoo ay xalaat jëm ci mbiram formation professionnelle toll ci fukk ak juróom-ñetti réew ci Afrique ñi ngi ci ngir xool jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteeg ci boobee secteur wante secteur privé bi tamit ak secteur public war nañoo gën a mën a daje ngir bu ko defee rek loolu lépp ñu daal di ci indi saafara jaare ko nag ci comme ni nga ko waxee rek weccoo xalaat wante acteurs yu nekk ku ci nekk daal war nga cee mën a dugal sa loxo. des acteurs c'est ça l'objectif central de cet atelier. bu weesoo objectif yooyu le mu am nag ay défis yu bëri yoo xamante ne wax nañ ci taxaw ngir formation professionnelle bi dëppoo ak li nga xamante ne mooy ci ñu koom-koomu réew. les défis sont vraiment à la question. défis yi nag bokk na ci rek fexe ba nga xamante ni daal lépp loo xamante ni day gàllankoor lii ñu daal di koy fiy jëlee question yi nag bokk na ci rek xool ba nga xamante ni daal formation professionnelle bi dina mën a méngoo ak li nga xamante ni moom la sun askan ak koom-koom yooyee réew soxla su ko defee dina leen mën a jëmale ca kanam waxtaan yi nag day wéy muy réflexion yi nga xamante ni daal bala ñu jóge fii bëgg nañ ku ci nekk li nga ci xalaat nga jox ko ñu tënk ko ci këy weccoo ko su ko defee jubbanti lépp loo xamante ni daal ay gàllankoor la jëm ci wàllu formation professionnelle. Qu'une réflexion commune puisse permettre d'aiguiller. li nga xamante ne nag moo nekk principal défi bi mooy jël lu toll ci fukki millions ngi ndaw fii ci Afrique fexe ba nga xamante ne ñu mën leen dugal ci lii ñuy wax marché du travail. jaajëfal ko bu baax Aïssatou Paye ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf diggante Karim Wade ak Macky Sall bu ñu moytuwul danañu ca dégg diw wàccal diw li koy firndeel mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien yéenekaay bi xëy na bind Karim dëkk na Macky Sall bay xamle sax moom Karim Wade ne jot na ci Macky Sall mu taxaw am fiitu affronté ba ñàkkante ko ak man La Tribune ko yamu ca ndax doomi Abdoulaye Wade ji nee na tey la gën a dogu ci doon candidat ci présidentielle yi 2019 yi te bu ñu ca yeggee moom Karim Wade mooy kii wulli Macky Sall ba mu ne waalee ci wote yi Les Échos Vox Populi ak La Sénégal ñoom it xëy jagleel seen xët yu njëkk kàdduy Karim Wade mu di jamonoy
taxaw ñeme ko affronté ma jot na ci Macky Sall te bu ko defee ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 danaa am ndam ci kawam. ci xët mu njëkk direct info Karim Wade mu taxaw takk ay weeram yëkkati ñaari baaraamam ni ko bàyyam Abdoulaye Wade daan defee ci jamonoy soppi. journal bi nañu ab déclaration la bind moom Karim Wade wax ci lu bari nee na cour d'appel bu pareek li mu wax ci ay mbiram dafa daaneelaat état bu Sénégal beneen jël bu ñaaw na Macky Sall xippi ay gëtam te xool réalité gi am ci réew mi ne pexe yi mu doon teg ngir sànk ma man Karim Wade adversaire politique am na xam ne pexe yooyee yoon ak dëgg di droit ak vérité gàntal na ko yàq na fi milliards yu dul jeex ci ne wëyee dafay topp teraanga julewul te dara ci amul bu ma ñemee na ma fekk ci géew bi ñu fekk Idrissa Seck ci Les Échos mu fay njaay cekkee Macky Sall lu rëy nee na Macky Sall dem nga mu demoon ca Mauritanie dafa tuutal boppam ndax moom Idrissa Seck bi mu déggee Macky Sall muy wax dafa meloon ne sous-préfet bu président Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz mooy wax Idi ne li may laaj mooy ndax Macky Sall dafa demoon ca Gànnaar ngir di négocier ay accord am ndax dafa demoon di mbaxar yàpp président Aziz L'Observateur nañu mbir yaa ngi tàmbalee tar ci Macky Sall Karim Wade ci bii boor Idrissa Seck ci bee boor ñoom ñaar ñu dar ko di ko yekk musiba ak mbelengaan yéen a kay groupe Futurs Médias bi indi ñu waxi Karim Wade ji mu ne Macky Sall na ubbi ay bëtam te am fit wu toll ne taxaw affronté ma ndax jot na ak it waxi Idrissa Seck ji mu ne Macky Sall na bàyyi xelam ci ne du sous-préfet bu président Aziz moom sous-préfet bu président Abdel Aziz ni ko Idrissa Seck tudde réew mi quotidien nañu adversaire bi mu war a defanteel jamono ji li mu war a xeexal seet nu mu ko daane moo di dundinu askan yi maanaam social bi réew mi ñi fi ñàkk bari na am beg teranga bi demee boor ñii am bay tuurule ña ca des ñàkk bay jooy réew mi quotidien nañu njiit réew mi loolee la war a fexe lijjanti bu nuppi bu bëggaatee leneen ci réew mi li fi xewoon bu yàggul mu di roppalaanub soldat bi daanu woon ci Missira Soleil national nee nañu soldat ya ca faatu denc nañ leen keroog samedi ca rob ba président Macky Sall ma nga fa woon doon leen sargal ak doon leen delloo njukkeel lu mujj yéenekaay bi nañu tayamu ca ndax moom njiit réew mi dem na l'hôpital principal seeti ñi nga xam ne ñoo ca jëlee woone gaañu L'Observateur xëy dëggal xibaar bi bu nuppi boole kook andil ñu ay témoignages yu daw yaram yu mu nangoo ci journaliste bii di Louis-Philippe Sagna bokkoon ci roppalaan bi daanu te mucc ci ak bakkan Louis-Philippe Sagna ne waa L'Observateur bi ma gisee adjudant Sow mu xool ma yëngal boppam ca laa xam ne ay am na bi roppalaan bi daanoo malien ba fa njëkk di Madou Diarra ak na mu leen fekkeek na mu leen xittilee Louis-Philippe Sagna mi ngi koy nittali ci page 9 bu L'Observateur ci page 5 bu Sud Quotidien fa la ñu mën a gisee li tukkee ci waxtaan wi gouvernement bi séqoon ak syndicat yi ëmb jàngalekat yi ci réew mi amal nañu seen ñaareelu ndaje waxtaan ngir seet nu ñu mën a def ba sauver njàng mi waaye Sud nee nañu waxtaan wa ak déggu amu ci ndàmpaayal dëkkuwaay mu di indemnité de logement foofee la ñu giitoo ndax 60 000 la woon nguur gi ne dana ca yokk 15 000 muy 75 000 jàngalekat yi ne duñ ko dégg 80 000 la ñu bëgg Sud nañu ab junni moo nar a yàq njàng mi enquête dina kay mel ne ku naan ko ak wax ji ci am guerre des mots Ndonga Sarr bu CUSEMS ni ñu ci yéene kay bi gouvernement bi jëlul matuwaay ya ca war directeur de cabinet bu président de la république di maître Oumar Youm nañu jàngalekat yi dañoo war a xam ne du tawati indemnité de logement yi rek la ñu war a saafara Vox Populi nañu caafa ngay bëgg a xam ndax jàngalekat yi ñoo ngi nasaka nësër yokku ci xar mi karaw nee nañu ginnaaw seen waxtaan wi gouvernement bi julalu leen dara danañu delloo buum ca boy ba gerew total àllarba ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bu ñu yeggee ba ci fukki fan ak ñaar ci weeru avril ñu amal marche nationale ci Ziguinchor ñu gis maître Oumar Youm ci xët mu njëkk direct info mu fay xamle ne gouvernement bi wane na yéen a ju mat sëkk ngir déggoo am diggam ak jàngalekat yi ba ñu mën a sauver njàng mi lambu ji ak sunu lambu Tigre de Fass ba woon di Moustapha Gueye moo fa nekk Gris Bordeaux la fay waxal ak di ko fa findo nee na Gris Bordeaux na jàpp ne combat beeg Balla Gaye 2 ñaar rek moo ci mën a am daan ba jaare fa daanu ba faw bii mooy sànni tàccoom na ca def léppam Moustapha Gueye ne Gris Bordeaux bu àndee xadar ga ñu ko xamee woon combat bi du mat ñaari seconde kii di Balla Gaye 2 li ma koy xelal mooy bu ko àdduna neexee ba mu taxaw naan mi ngi dóorante Gris Bordeaux ne bu ko defee dina ko réccu Sabul day ab dëkk la bu nekk ca Ndormaga ca Kolda journal Source A nee nañu aada ju doy waar moo fa am ne foofee dañuy tere góor ña ñuy lekk digg ginnaawu ginaar góor gu fa lekk digg ginnaawu ganaar journal bi nañu fa ngay doxee yomba faw jaajëfal ko bu baax Mamadou Mame Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen